voilà mbokki kon jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak seen site internet bi di 7 xibaar jaa ngeen jëf ci biir réew mi ak ci biti réew fu ngeen mën a nekk ci àdduna ñu nekk tey fii ci Touba quartier Jannatul Maxwa di gox boo xam ne nii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké ci la nekk tey jii nag ñu ñëw seet si responsable politique di Moustapha Seck bokk ci ñiy jàppal tànk président Macky Sall. at mu nekk nag muy invité ñi nga xam ne nii ñoom la jàngandool bokkoon ak ñoom classe ñi nga xam ne ni tam ñoom la defandool génération ci ak ndawam ànd kook ñoom ay bokki boppam ci bés boo xam ne ni da leen di invité fii ñu ñëw toog waxtaan saafonte ci weeru koor wi muy la am solo Moustapha gannaaw bu ñu la sante bu baax nu gërëm la ci dalal gi nga ñu nangoo dalal fii ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi ñuy suivre ci biir réew mi ak ca biti réew. jërëjëf Cheikh ñu ngi lay sant bu baax a baax vraiment ci. wuysi bi ndax journée bi c'est une journée spéciale pour moi ndax tey jii ci ajuma ji foog naa ni mooy ajuma ju mujj ci weeru koor bi suñu borom def chaque année ñuy invité suñu ay xarit suñu ay militants ak ay suñu ay sympathisants ñu ñëw dogu ak ñun nga ñëw tey teewe ko loolu vraiment ñu di la ci sant bu baax a baax yow ak say collaborateurs di sant ñëpp ñi fi teew ñëpp ñi ñëw ak ñi ñëwul xam ni ja tënk moo leen tere ñëw mais daaw ñu ngi foon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di maase sant di leen gërëm bu baax a baax tey ñaan suñu borom nii ñu ko mënee ren nii bu déwénee ñu mënee ko nu gën a kawee noonu at mu jot ñu def ko ci jàmm ak salaam. yëg-yëg bi tey lan nga yëg ci bi nga gisee ñoo bokkandoloon classe loolu ay at ci ginnaaw la say xarit say am di jàmm ak say bokk ñëw tey toogandoog yow yegoon sentiment bi ngay sentir lan la. xam nga dafa ma delloo si ndaw parce que ñi fi nekk tey vraiment Cheikh c'est des gens yoo xam ne si nii. mën naa la wax ni la dama xàmmee rek xam leen ñenn ñi nekk samay mag ñenn ñi nekk samay moroom ñenn ñi nekk samay rak muy ñoo xam ne si ñoo defandoo enfance à Touba Belel ñoo defandoo lépp ensemble li ma gën a marqué ci journée bi mooy li mu may fàttali mooy à Touba Belel bu koor masoon jot dañ doon passé toute la nuit ci penc mi di def suñu yëfi xale di football di def leneen ñi nekk ci li ba ay 4 heures du matin loolu équipe bi mu àndaloon. doon def loolu tey ñoo ñëwaat fii ñu doon ay mag kenn ku nekk yor këram ñuy def passé suñu ndogu tey moo tax ça me rappelle vraiment beaucoup de choses ça me rappelle mon enfance moo tax c'est une journée bu réussi man bu mu am mbégte bu mu am contenté journée la boo xam ne si ni daal vraiment fàttali na ma lu bëree ci sama ndaw kon doon journée bu ndaw si man journée bu ma rafetlu la ñoom ñëpp it aussi ñu jox ma une très grande considération bi ma wootee ñu ñëw ñoom ñëpp. loolu vraiment c'est xam nga du lu ndaw xam nga woote ñu wisi la yombul boo wootee sa ay ami démb ñoom ñëpp ñëw teew apporter seen soutien loolu beneen affaire la kon delloo na ma bu baax a baax ci ndaw loolu delloo na ma tey bisub tey bi daal delloowaat na ma ci samay 7 ans ci samay 10 ans ba 15 ans. d'accord duñ la bàyyi te waxtaane wuñ mbirum actualité politique tolluwaay mi ci réew mi bokk na ci dialogue bi nga xam ne ni njiitu réew mi président Macky Sall mi ngi koy wootee fi mu ne. nga bokk ci ñi koy jàppal tànk ci dëkk bii di Touba d'abord loolu ban jàngat ngay def ci dialogue gi nga xam ne nii njiitu réew mi woote na ko ñu gis opposition bi ñu bari wuyu ji mais am na ci ñoo xam ne nii ba léegi nanguwuñ comme le cas de Ousmane Sonko. waaw xam nga am réew dialogue rek moo yorum réew Sénégal c'est un pays de dialogue loolu suñu maam Senghor moo ko doon wax yàgg na ça ne date pas aujourd'hui kon tey jii bu président son excellence Macky Sall woote waatee di def dialogue national. yaakaar naa lu ñuy rafetlu la c'est normal nag gis-gis yi bañ a ute parce que l'unanimité amul fenn amul ci dara yàlla suñu borom mi sàkk doomu aadama yi sax amu ko ndax ñëpp maase wuñ gëm ko président man lim man mooy woote tàllal loxo ñëpp ñi wuy si ñu xam ne wuy si nañ ñi wuy si aussi ci seen ay raisons ci la ñu nekk ndax ils sont des opposants mën na am ñoom li ñu jàpp ni maanaam mooy tax seen opposition boobu ñu opposé wu. lii tax seen i militants di dellu mooy bañ a wuy ji kooku ci seen raison lañ nekk ci seen devoir lañ nekk mais li gën a gën mooy ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di président de la république moom son devoir c'est d'appeler tout le monde de dialoguer avec tout le monde def na ko woote na ku ñëw sa jaan wàcc na ku ñëw aussi responsabilité bu la ci fekk yaa koy endossé yaa koy gàddu l'essentiel moom def na li ko war a woote na ñu wuy si wut ñoo xam raison yi tax man je ne vais pas dire que dañoo def nii wala dañoo def naa parce que aussi nit ku nekk am nga sa ay raison wu bopp kenn ku nekk am nga sa ay raison yoo xam ci moom moo la motiver ngay def politique kenn ku nekk am nga koo mën a àndal def politique am nga koo mënul àndal buñ la wooyee boo wuysiwul y a des raisons yoo xam ci moo la tey wuysi yi ñoom ñoo ko xam li ma doon souhaité man en tant que acteur mooy ñëpp wuy ji mais ñi wuy jiwul am nañ seen ay raisons ku mel ni ka Sonko
du ma wax defal lii wala defal l'essentiel ñun suñu dialogue li ñu jàpp li mu jàpp ni mise en scène la nañu fexe ba de telle sorte que moom loolu bu mu ko gis c'est ça l'essentiel. nañu fexe ba dialogue bi bu sottee moom mu am ci kersa loolu mooy li nga xam ne si nii mooy ñuy may ndam mais du wax rek ñu tëb attaqué ko ni nangam ak nangam ak nangam l'essentiel man li may wax mooy ñiy woote dialogue bi muy le pouvoir na def de telle sorte que moom mu am échec ci ñàkk wusi gi loolu rek mooy essentiel bi. d'accord leneen li ñu bëgg a xam tam bokk na ci seen parti bi APR depuis élection présidentielle yi ci dëkk bi di Touba animation bi dëgg-dëgg parti bi ni mu war a yëngoo dafa des ñu jëm ci ay élection locale nga bokk ci ndaw ñi d'abord jàngat bi ngay def ci parti beeg tekkaaral gi nga xam ne ni ci la nekk ñàkk a gis benn responsable bu wàcc sur le terrain loolu naka nga ko jàngate. waaw xam nga politique fii ci Touba loolu du ci gan après les élections c'est normal mu am benn ñu stand-by activités yi. mais ça ne doit pas dire que dañ koy stand-by éternellement wala ñu stand-by pour toujours xam nga politique dem ci nit ñi la ak di jëflante ak ñoom boo nekkul ci période de campagne électorale moo tax heure boo duggee ci campagne électorale am li nga bëgg mais on a l'habitude ñun ici à Touba balaa ñuy jóg dañu jub ay campagne te loolu dafay bokk ci liy tax ñuy perdre dëkk bi li ma ko jàpp nag li nga xam ne si ni moom laa ci jàpp mooy responsabilité yi nga xam ne si ni responsable yi nga xam ci nii maanaam dañoo peut-être dañoo responsabiliser wul seen bopp wala dañoo je ne sais pas xaw ma du ma ko mën a expliquer mais nit daal bu fekkee ni président daf la wóolu am lu mu la dénk donte sax président créé wul benn structure boo xam ne si ni dafa ni kii moo jiite wala kaa mais am na ñoom ci il s'auto-proclame que ni ñoom ñooy ay sage ñooy ay responsable waroon nañ di def de telle sorte que léeg-léeg ñu mouvementé dëkk bi folkloriquement wala ñu mouvementé ko ci ay tey débat wala ñu mouvementé ko ci ay ndogu nangam ak nangam je ne sais pas nu ma ko mën a expliquer bëri na ay façons yu mën a def yoo xam dana tax les jeunes qui font et les femmes qui font la politique dans la commune mën di daje mën di échanger mën di yokk seen ay militants ak ay seen sympathisants mais bu ñu toogee kenn ku ne nekk ci sa ruq loolu dafay affaiblir le parti bi te loolu tel est le cas loolu moom la ñu gis pour le moment nii ñun nag en ce qui nous concerne on ne dépend pas vraiment sur ces responsables. li ñuy war mooy ni ñu def nii dañuy continuer di ko def doon nañu ko def ci biir koor gi di dem di xool ay militants yoo xam ne si ni ay maires mbootaay yoo xam ne si ni xam nañu mën na am ñu mën a liggéey ak ñoom ak des jeunes yoo xam ne ils sont engagés parce que dañu nekk ay acteurs de développement nekk ay acteurs politiques ñu jub ay élections ñu am luñ ci bëgg kon da ngay teel a jóg bien avant ngay àgg ci élections yi. biiru mois de Ramadan bi yëpp bëri na ci ay jours yoo xam ne def nañ ay sorties génn xëy na duñ ko médiatiser parce que doxab suuf la mais ñi ngi ci. léegi nag bu ñu nanee ndox bu ñu neexee dinañ ko siiwal fu ñu dem mën nañu ànd ak média parce que dafa am lu ñu bëgg boo bëggee ab département il faut nga dox ko nga wax ko ci loolu lañ nekk. maa ngi nekk candidat ba léegi raison pour laquelle su ma dogee su ma amee sama 4 à 5 personnes yu ma mën a àndal ñu def leen sama oto ñu dem seeti kenn bu dee chef de quartier bu dee maire mbootaay la bu dee un responsable jeune essentiel danañ dem waxtaan ak wax la suñu ambition ci département bi ak li ñu bëgg boo ñu ko àndalee l'essentiel bu ñu paree ci koor gi danañu génn ci département bi dugg ci commune yi nekk biir département bi yëpp commune bu nekk ñu ni fa naam dara dem waxtaan ak ñoom parce que suñu bëgg-bëgg la te dañ ci jël ay engagement ferme lu ñu ci war a def danañ ko def en tant que jeune. Merci Moustapha, ça a été un plaisir que ñu rencontrel ci invitation bi nga ñu invité tey jii kaddu yu mujj yi lan lay doon. sant tey ñaanal xalif général des Mourides Cheikh Mountakha suñu borom yàggal ko fi koor gi dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim ñu ngi rafet njort ci ñu ngi ciy génn ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla na ko suñu borom dogale noonu ñu ngi sant tous les acteurs yéen la média parce que fu ñu vous la presse parce que fu ñu wootee da ngeen ñëw teew. lu ñuy def acteur ngeen si vous êtes des gens yoo xam ne si ni yéen ñuy épauler toujours pour maanaam ñu mën a dem ci kanam kon dañ leen di sant ndax lu mu mën a xew bu ñu la wooyee da ngeen di bàyyi seen yi te ñëw jël information bi yóbbu ko traité comme ni ngeen ko traité dañ leen di sant bu baax a baax mention spéciale à vous yéen a ngi bañ a dogee seen kër di dem si kër yi responsable yi di def ay ndogu ak ñoom di leen invité benn par benn durant tout le mois de Ramadan loolu vraiment acte bu fort la ñu leen ciy remercier bu baax a baax ndax mënoon na leen ci bañ a fekk di remercier toute la jeunesse de la ville sainte de Touba di leen tàllal loxo te di leen ñaan ñu xam ne département bii ñun ñoo ko moom nous la jeunesse kenn duñu ko defaral lu fi dee ñun ñoo ko war a rey nañu ko récupérer suñu bopp téye ko ci jëm ko avancer comme ni département yëpp mel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
jërëjëf Moustapha Seck responsable politique APR la nekk fii ci Touba tey jii ñu doon seq ak moom waxtaan ci bés boo xam ne ni da ci invité ñu mu jàngandoloon ay am di jàmmam ay bokkam ci bés boo xam ne ni dañ ci defar ay ndogu toog waxtaan ci ñu leen sant bu baax di leen gërëm yéen ñi ñu doon topp ci seen site internet bi di 7 xibaar ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ak beneen invité wéy leen topp ñu ci biir réew mi ak ca bitim réew.